mbokku téléspectateur mbokku internetu télévision ma Fatihul Bichri ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di am contenté ak mbégte comme niñ koy sa farataal di waxe saa su ne rek di feggoo ak yéen di leen dégtal seen plateau d'information bi nga xam ne moom la ñu duppee actualité en débat toute l'actualité nationale et international sur Bichri TV di ay taxaw seetlu ak i waxtaan ak i faram-fàcce yu ñuy amal saa su ne waxtu bu ne soxal li nga xamante ni rek mooy li gën a fës aslëf ci xibaar yi yem ak tey nag àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 2019 di jaajëfal ñëpp mbokkum téléspectateur rek internet ñu ngi leen di ziar bu baax a baax fu waay mënti nekk rek di ànd ak ñun di teewlu télévision ma Fatihul Bichri mu di ñu ne ci YouTube bi ñu ci Facebook ñu ci Twitter ñu ne ci application ba ci ñi nga xam ne ñu ngi ci réseau yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm xéwal ak sutura itam di ko sàkku ci yéen saa su ne waxtu bu ne waaye bu ne actualité en débat xel lay daal di dem ci moom Abdel Malick Cissé ma lay ziar maa ngi lay ziar soxna naka suba si. waaw sant rek alhamdulilah rabbil alamin sant maa ngi sant bu baax. alhamdulilah est-ce que yow yaa ngi ci jàmm. waaw man de. mbaa lépp tawfeex. lépp jàmm alhamdulilah. macha allahu taala maa ngi koy laaj tamit ñi nga xam ne ay téléspectateurs lañu wala ay internetu ma Fatihul Bichri TV international. maa ngi am njort ne que am ngeen panaanu jàmm te yeewu ngeen ci jàmm tamit te yéen a ci seen i muraada ku nekk rek di dox ci ay activité am macha allah taala te di ñaan yàlla na yàlla mëttali lépp rek. ndaxte nag jàmm moom ñaan rek la am donc am yéene tamit ak di rafetal saa su ne donc ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala daal di rafetal lépp nag ba lépp rek yemb incha allah ci bëccëgu tey bi. jërëjëf Abdel Malick ci nuyoo bi macha allah am na solo bay bëgg a dee comme ni ki tey rek comme ni ñu koy farataal di defee saa su ne waxtu bu ne ñu nekk ci suñu deuxième numéro de la semaine ginnaaw altine bër la woon liggéeyuñu macha allah ñu nekk ci suñu deuxième numéro de la semaine ni ki tey nag ñu fas yéene indi ay ponk duñ ne benn ponk ay ponk la ñuy wax fas yéene cof fii laal fii taf fii loolu ñaan taf njaay indi jóob comme actualité moom léeg-léeg dafay yaatu bu nga xam ne yenn yi faaw nga ciy def ab taxaw seetlu faaw nga ciy def ab waxtaan ngir gën a xamale ak mbokku téléspectateurs yi internet yi fi nga xamante ne rek foofee la mbir mi toll ci noonu ni ki tey Abdel Malick ci suñu deuxième numéro de la semaine yem ak tey mercredi 24 avril 2019 daañu def ab taxaw seetlu soxal loolu nga xamante ni moo di opération de désencombrement bi nga xamante ni gis na ni état bu Sénégal daf ci taxawoon temb doonoon ci loo xam jotoon na ci àddu waaye dafa mel ni ki démb ci guddi la ñu daal di door opération bu ni mel taxaw seetlu dina ci ñeel waaye li nga xamante ni noonu xibaar a nga koy demee jamono ji ñu gis ni ndaw ñi ngi def loolu nga xam mooy di jëfandikoo li nga xam ne moo di alcool surtout nag bi nga xam ne moom moo gën a prisé ñu tuddee ko Jakarta boobu taxaw seetlu daf cay daal di yeel waaye daal di ñëw ci situation ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ay albinos maanaam bu nee albinos xel day daal dem ci ñi nga xamante ni ñoo di puune yi seen situation bi ñu dundee fii ci Sénégal ana naka la ñuy def ci taxaw seetlu ba mu doon condition yoo xamante ni condition de vie yu amélioré lay doon daal di tukkee nag ci ki nga xamante ni moo di gouvernement bu Sénégal ci noonu la ñu fas yéene indi tey fas yéene koo tegee li nga xam ne moo di actualité en débat di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ñuy topp jamono ji ñu lay jaajëfalaat bu baax a baax di wax rek nga dal ak jàmm ci noonu xam naa Abdel Malick dama lay daal di bàyyi rek nga daal di ñëw def ab taxaw seetlu soit ñu jiital opération de désencombrement bi tànnal bu la neex rek non yow yaay tànn sa bu la neex la non kon nañu ñëw ci opération de désencombrement bi def ci ab taxaw seetlu ndax gis na ni ki démb ministre bi moom Abdou Karim Fofana jot na door nag li nga xamante ni xëy na loolu lañ ko dénk mu nekk lu yees ci moom en tant que ministre de l'urbanisation l'urbanisation non waaw ngeen baal ma l'urbanisation moom door na ni ki dem li nga xamante ni moom lañ ko dénk ay comment dirais ay jéego yu njëkk mooy
dëkk ci ni nga xam ne noonu lañ ko diggee woon ndax gis nañu Dakar dëkk bu xat la bu bari bagage xat-xatloo bi bari na ñuy xool na li nga xamante ni ay futilité lañ ko mën a tuddee yoo xamante ni amul benn solo ñu koy dégager maanaam di ko jëlee ci yenn gox yeeg goxaat yi ni ki démb nag lañ door lu ni mel ana ban taxaw seetlu ngay def ci loolu ndax na ñoo xamante ni bi ñu ko déggee dañ ne dañ koy def nii rek waaye du continuer tamit loolu jot na wax nag ndax Sénégal yi mën a changer mentalité par rapport ak ñoom seen ay comportement jot na nag lépp lu ñuy wax di ko door ñu di ko biral muy leer ci gëtu askan wi. Sénégal moom tàmm nañ ko bëreet lañ mën bëreet daal bu ñu defee rek ne yii waaj a egsi na loolu moom habitude la man yow keneen dañ seetlu nañ ko ñun sax comme en tant que sénégalais dinañ am yenn saa yi ni ñu koy defee maanaam bëreet bi bu comme lu bees la dafay en général daal di xër ci mbir mi daal ne man daal damay bàyyi li nga xam ne peut-être que ñeneen ña nañ daan doxalee man damay indi doxalin bu bees daal di teg ay jéego yoo xam ne ñëpp dañ ne kii de gongo waaw ba tey ñu ne gongo pour le moment en tout cas urbanisation weesu na génne ay bagages yi nekk ci tali bi franchement am na yeneen mbir yoo xam ne mënoon na ci nekk jamono ji parce que nag bu dee dañ ko dénk mbir te ñoo xam ne diggante bi fii ak 5 ans sorewul te ñu dénk la urbanisation maanaam le fait jël dëkk boo xam ne xawul niroo ak dëkkuwaayu cité nga daal di koy xaw a niroo ak cité defe naa ne chantier bi warul nekk sax Dakar déjà waroon na dugg ci yeneen goxaan yi xëy na certainement dina ko def xëy na commencé na ko def waaye en tout cas li ma ci seetlu mooy en général bu ñu waxee ay mbir yooyu noonu ay désencombrement en général ci grande ville lañ koy jàpp urbanisation plutôt ci grande ville la ñuy jàpp def seen focus maanaam daal di fay concentrer seen énergie yëpp alors que urbanisation ëmb na lu ëpp loolu. C'est vrai que Dakar xat na c'est vrai que il faut que ñu nag am conscience su mbedd buur la du loo xam ne dina jëmee réew mi kanam ndaxte bu dee da ngaa jàpp ne mbedd buur la ba nga xam ne lépp loo yaakaar ne war nga ko loo sentir rek daal di koy def ci mbedd mi tamit bu yàggee finalement dootul amati sax mbedd parce que kenn dootul am te foo teg sa tànk te bu boobaa dafay jafe pour circulation des biens et des personnes loolu moom mbir la c'est vrai que boo xoolee Dakar xat na xataay goo xam ne jéggi na dayoo te yenn yi nag am na ñoo xam ne dañ cee nekk te peut-être amuñu droit nekk ci amuñu sañ-sañu nekk ci a priori parce que a priori laay wax ndaxte nag yenn saay benn bés waxtaan nañ ci mbiru marché yi ba ñu ne am na ñoo xam ne dañuy teg place ci kaw place lan moo leen fa tax am sañ-sañ ñu taxaw parce que dañ leen di légaliser genre légalisation la nekk dañ leen di jox ab këyit goo xam ne chaque jour dañ koy fay loolu moo tax ñu jàpp ne ñoom tamit am nañu droit nekk fi donc yenn encombrement yi a priori warul nekk mais dafay am lu tax nit ñi di fa am sañ-sañ ñu toog te daal di fay dëgër daal di imposer ne ñoom exactement am nañu droit nekk fi yooyu tamit ay mbir la yoo xam ne balaa ngay dégager nit ñi il faut nga jug ci bu baax a baax xool. non mais boo dégagé nit ñi boo dégagé bagage yi lan la fa nit ñi di defati. mais bagage yi ku ne gis na ni Dakar oto yu yàqu yi ci mbedd yi bari na mais présentement opération bi dañ ko porté ci xëy na oto yu yàqu yi nga xamante ni ñu ngi ci mbedd yi surtout ak ci côté assemblée noonu foofu lañu njëkk a commencé maanaam opération yi oto yu yàqu yi bagage yi yàqu yi nga xam nañ koy gis ni nii dañ koy exposé ci mbedd yi alors que amul fa benn utilité doo xam sax ku moom lii pour le moment yooyu nañu commencé di dégager pour désencombrer certaines rues. Bu fekkee ne am nañ jël moom daan ñëw ci nit ñi mais bu ñu sukkandikoo nag ci moom en tant que ministre de l'urbanisation moom li mu wax dafa leer nee na pour le moment ñi ngi def ay waxtaan parce que suñu jógee ci xotaat yi ci mbedd yi danañu ñëw ci ñi nga xamante ni ñoo yor vraiment parce que Dakar ku gis jamono ji Dakar amul koñ booy tourné te gisoo fa parking oto déjà nee na après ci ñooñu lay dem waxtaan ñu xool na ban consensus la ñu jéem a am pour ban consensus la ñuy am ngir rek mën a xëy na xool naka la ñuy def ba mën a jubóo ba mën déggoo yenn voies yi pour ñu mën a am benn site boo xamante ni foofu la ñuy gën a nemmeeku li nga xamante ni xëy na moo di oto yi mais bu ñu jógee aussi foofu daañu dem rencontre ñi nga xamante ni tam ñooy mécaniciens yi parce que bu ñu nee oto yi parking yi bëri na fi mais gis nañ ay site public yu nga xamante ni tey ay espace la yoo xamante ni ay nit ñoo occupé ko def ko garage mécanique di fa yëngoog yooyu noonu yooyu tamit gis nañ ni tamit bokk na ci li nga xamante ni moom bokk na ci li mu war a indi ay saafara de même que ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi parce que wax nga ko léegi ñi nga xamante ni déjà dañuy étaler seen ay bagages ci trottoir yeeg yooyu yëpp
alors que ñu ngi fay juuti maire yi jàpp ni ñoom ci yoon lañu ne alors que nekkuñ ci yoon yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni ab waxtaan la nekkul loo xam ne day ñëw bëri def ko parce que bu ko defee noonu aussi du sotti beneen problème la fas yéene jur mais pour le moment jàpp ne opération bi njëkk mooy def de sorte que yi nga xamante ni ay xotaat lañ ko mën a tubbee présentement oto yi yàqu yi des fois nga rom oto boo xamante ni day xomaat ñuul ko poussière bay bëgg dalay leen kii boromam moom xamoo fu mu féete ci àddina moom yooyu la ñu jël ni ki démb ci guddi commencé di ko dégager di ko jël di ramasse di xam fuñ ko yóbbu. waaw boo déggee ma ne la mbir mi man dama ko jëlee par peut-être moom étape procédure lay def étape par étape lay def man dama ko jël en général loolu tax ma ne la nit ñi ak seen i bagages c'est-à-dire ay oto yooyu noonu ya fa garé pendant ay 3 4 5 mois wala 1 an wala 2 ans ay nit a ko fa teg donc forcément nit ñi la ñu war a waxal nit ñi la ñu war a conscientiser que ne am na ay wàll yoo xam ne ñëpp a ko moom voie publique la kenn waru cee teg loo xam ne dafay fatt maanaam yoon bi de telle sorte que dem ak dikk bi day jafe forcément donc yooyu conscientisation la war a am au départ peut-être que. waaw dégg nga loolu moom weesu nañ ko moom Abdel pour le moment weesu nañ fu ñuy conscientiser Sénégalais naan leen oto bu yàqu bi bu ko teg fii nangam. jëlee fa oto bu subaa keneen ñëw gaare fa oto. xam nga fu ñu toll nii action lañu toll agir tollatuñu fu ñuy conscientiser naan la Abdel fii bu fi gaareeti oto loolu amatul sens. le problème mooy boo yow génneel sa oto bu subaa keneen ñëw gaare fa oto. non amatul sens boobu amatul sens oto yàqu yi moom amatul looy wër di wax nit ñi di communiquer naan leen dee leen def nii déedéet da ngay ñëw fekk dem ci action nga agir quoi fekk fa oto yàqu yi ne ngeen ko fa jëlee ko fa teggi ko fële foofu lañ toll ci action lañ toll pas conscientiser foofu moom saa waay nañu wuti beneen stratégie. waaw mais dafa li ma la wax rek yow jëlal ay oto génnee nga ne da nga koy yóbbu fourrière wala nga yóbbu ko à la casse bu subaa keneen ñëw gaare fa oto sans nga wax ak nit ñi. waaw loolu nga foog rek. ba tey en tout cas daal il faut nga wax ak nit ñi parce que bu dee dañoo dëgër bopp nag loolu yàgg nañu ko fi gis ay ramasse oto ay teg ay sabo ki nangam sangam mais du tere nit ñi bu subaa ñu dellusiwaat ci mbir mi bu ñu gisee espace bu yaatu rek nee nañu la nature a horreur du vide waaye le Sénégalais a horreur du vide également bu gisee benn place bu yambalang rek day yaakaar ne moom mën na cee def ay mbiram ba kenn du ci wax dara loolu moom franchement bu dee da ngaa yaakaar ne génnee bagage rek faj na mbir mi urbanisation dina yàgg sooxe ci mim réew loolu moom jàpp naa ko mais toujours est-il que c'est bien toujours est-il que action bu baax la kenn du ne baaxul action boo xam ne forcément am na impact ci déjà ci gisin bi parce que bu mbir tali yi yaatoo déjà xol yi dina gën a yaatu gën a feex circulation bi gën a yomb ci oto yi que ci piétons yi parce que nag yenn saa yi piétons yi sax pour dox il faut ñu jël tali bi goudron bi pour dox ci ndaxte yoon yi dafay xat trop ndaxte ay bagages yu ñu fa teg ay auto yoo xam ne dañ ko fa abandonné ay table yoo xam ne peut-être amu fa place yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne day encombrer la circulation des biens et des personnes des voitures en l'occurrence ak les personnes en général ci biir réew mais nag encore une fois comme ni ma ko waxee urbanisation rek warul yem ci biir dëkk yu mag yi maanaam urbanisation boo ko déggee maanaam da ngay jéem a def de telle sorte que dëkk boo xam ne xawul niroo ak dëkk mu daal di nekk lu xaw a niroo c'est-à-dire def ci ay voiries yi def ci ay commodités yoo xam ne dina niroo ak question de processus Abdel. waaw non d'accord mais yow yaa ñëw ni bëri rek bëgg a mettre en place quand même naan da ngay yeesalaat patati patata lépp loo gis ci benn lay commencer quand même. ministre bi ñu koy soog a fal mais ministère bi yàgg na fi. mais yàgg na fi man xamal instant bi lan la ñuy wax maanaam xam nga yow li ngay wax nii moom yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko c'est à l'accoutumée ku ne min na ni moom Sénégal nii lay doxee mais bu ñu gisee benn jéego boo xamante ni pour le moment li ñuy ñaan kay mu doon loo xamante ni day am suivi wala loo xamante ni dafay continuer. problème bi foofu la nekk nag suivi dafa am Sénégal mën na départ gaynde waaye des fois arrivé muus la ñuy def c'est ça le problème xëy na lii ñu commencé nii comme opération de désencombrement bi nga xam commencé nañ ko à Dakar vu que nit ñi ngi commencé di dégager yi nga xamante ni ay oto yu yàqu la yu yàgg la ci ay espace public gis na ni état mi ngi def ay jéego par rapport ak xëy na nouveau ministre bi nga xamante ni teg nañ ko fa c'est à saluer pour le moment parce que nit moom li mu njëkkee rek ci loolu nga mën a wax mënoo goo wax ni dina continuer wala du continuer vu que aussi élan bi nga xamante ni gis na ni aussi le président Macky Sall taxawee na ko ni kat lan lañ bëgg fast track mbir yi na gaaw na bar na nit ñi liggéey moom nag commencé na foofu gis na ni laataa ñuy dem ci nit ñi wala ñuy wax ak ñi nga xam dañu yor parking wala ñi nga xam dañu occuper espace public bi ci de manière bu nga xamante ni nekkul ci ordre dëppawul ak yoon nañu njëkk dégager yi nga xamante ñooy xotaat qu'on se dise la vérité bu fekk
fekkoon dafa xëy suba ñëw dem ci commerçant yi dañ naan ko am nga leneen loo liggéey lu dul di ñëw di ñu yëkkati parce que y a des yoo xamante ni ay débris lañ ko war a mën a tuddee yoo xam ne ñu ngi ci mbedd yeeg mbeddaat yi demal ranger mbedd yi defar gox yeeg goxaat yi ba pare bala ngay ñëw naan ak ñuy dégager effectivement moom il a vu juste kay pour mu dégager yi nga xam ne ñooy ay débris ay oto yi yàqu yoo xam inutile amatul benn njariñ ci maanaam lu li xatal yoon yeeg yooyu noonu je pense que loolu aussi bokk na ci opération boo xamante ni comme démb lañ ko door te dafa am ñu ngi koy topp démb lañ ko door te daañu ko continuer durant toute la semaine yaakaar naa xëy na dinañ ci gis daal xëy na ay suite yoo xamante ni dina amal njariñ li nga xamante ni moo di maanaam xëy na société bi parce que lépp loo ci gis rek parce que moom étape la par étape bu ñu dégloo li nga xamante ni mooy discours am moom signalé na ko bu jógee ci lii day dem ci lii te actuellement ñi ngi am ay rencontre par rapport ak ñi nga xam ñooy jaaykatu oto yi rencontre ak commerçant yi rencontre ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy occupé li nga xam ne mooy voie espace public bi par rapport ak ñi nga xam ne xëy na ay mécaniciens lañ pour jéem a xool naka la ñuy def ba arrangé wu ak état pour ñu mën leen a aménager espace boo xamante ni du jur benn xat-xat du jur benn encombrement par rapport ak xëy na ni nga xamante ni noonu la ñu gisee gox yeeg goxaat yi. waaw ba tey kon ñu ñaanal ko mu réussir ak jàmm en tout cas de li ñu seetlu moom mooy que ne am na fi amati fi te masul jur njëriñ loolu moo taxoon ma jàpp ne peut-être que bu ñu jëlee beneen stratégie mais dégager moom yàgg na fi am ay budul moom sax le ministre gouverneur ba woon Sambou defe naan gouverneur Dakar am na ku ñu doon tuddee xaw ma naka la ñu ko doon tuddee am na benn tur bu ñu ko doon tuddee maanaam bulldozer xaw ma ndaraan am na nu ñu ko doon tuddee ndax de moom doon xëy rek commencé ramasser mu fekk ci yoon bi ramasser ko mais bon toujours est-il que day toog 2 minutes wala day toog 2 jours 3 jours 2 mois 3 mois daal di gisaat les mêmes problèmes donc waaw ñu espérer ne que ne mu jëriñ pour une fois que ñu Sénégalais yi am conscience que ni comme ni ma ko waxee rek mbedd mi du mbeddu Mbuur mbeddu ñëpp la voilà que dafa am règle dafa am ay loi yoo xam ne dañ ko tëral pour que mbedd mi nu muy doxee dafa am yoon te dañ ko war a respecter képp koo xam ne citoyen nga ci dëkk bi war nga respecter loi yi ñu tëral ci voie publique yi donc voilà loolu dina am solo. mais dama doon neex tamit mu am conscientisation sur les voies publiques tamit waaw. loolu moom mënul ñàkk. conscientisation boobu yaakaar naa ne société bi moom mu ngi noonu daal mu ngi noonu ñoom ñooy xool yan stratégie la ñuy mettre en place en tant que état pour jéem a xool naka la ñuy convaincre ak naka la ñuy conscientiser ñi nga xamante ni ñoo di askan wi pour peut-être ñuy bàyyi yenn yi nga xamante ni ñu ngi koy def par rapport ak li nga xam ne moo di espace public bi. juste pour dire aussi que vu que moom ni mu waxee juste présentement ni nga xam ne dooree na ko être opération de désencombrement bi doore ko ci li nga xam ne moom lañ mën a tuddee ay xott ak xotaat ay débris yi nga xam dañ ne ci espace public bi encombré voies yeeg yooyu mi commencé di ko jële ci mbedd yi di xool naka la ñuy def ba espace bi gën a mën a yaatu te bu jógee ci loolu présentement mi ngi am ay rencontre ak ñi nga xamante ni xëy na ñoom am nañ ci maanaam part de responsabilité muy ñi nga xamante ni après bu ñu jógee ci opération boobu dañuy dem ci ñoom mais am nay waxtaan yoo xamante ni ñu ngi koy am ak ñoom quoi qu'il en soit rek li ñuy souhaité mooy à chaque fois rek bu ñu demee bay def jéego par rapport ak muy commerçant muy mécanicien ak ku mu ci mënti doon parce que bu ñu fàtte ni aussi am na benn investissement bu nga xamante ni tey nit ki def na ko bu dee ki yor parking am na investissement bu mu def ba pare pour nga jëlee ko ci espace boobu di ko yóbbu feneen yaakaar naa am na benn accord wala benn waxtaan boo xamante ni bu xóot a xóot bu war a mën a am ndax ku ci ne rek war cee mën a gis sa bopp xëy na askan wi war a mën a gis seen bopp ci espace bu yaatu di dem ak a dikk librement waaye ki nga xamante ni moom bërëbu liggéeykaay bi wala muy commerçant ku mu ci mënti doon ñu mën ko teg ci anam boo xamante ni moom du mën a xëy na perdre li mu amoon bu njëkk en tant que commerçant ci site bi nga xamante ni foofu la nekkoon pour dire que lépp rek dafay daal di dugg ci cadre communication ci cadre li nga xamante ni waxtaan lay doon diggante état bu Sénégal ak ñi nga xamante ni ñoom la séqal maanaam liggéey boobu ngir gën a satisfaire wala fi nga xamante ni foofu la leen askan wi di xaare Abdel xam naa loolu rek ñaari mbir benn mooy borom parking yi tëbuñu rek defar seen parking aménagé daal di raax daal di dër daal di defar ay barrières am nañu forcément autorisation boo xam ne am nañ ko de la part peut-être de la mairie ca gox ya ñu nekk muy benn ñaar mooy auto yi nga xam ne dañ ko fay gaaree daal di daw teg ko fa daal di daw comme ni nga ko waxee forcément am na traçabilité tamit yow yaa dul xam kan moom oto bi mais ñoom su leen neexee mën nañu xam kan moom oto bi parce que oto bi au moins am na plaque minéralogique même bu ci nekkul ci ginnaaw ak ci kanam mën nga am nooy xoolee ci oto bi ba xam exactement origine oto bi te mën nañu xam kan moom oto bi su leen neexee. de toute façon même boo xam même ñoom sax bu ñu ko xamul ce qui est sûr et certain que ni tey bu ñu yëkkatee benn oto boo xam ne yàgg na fi def ñu fi 1 an 2 ans et tout bu ñu ko yëkkatee borom dina xam ne yëkkati nañ ko te dana dem signaler wu je pense.
fa nga xamante ni foofu la war a signaler wu pour ñu xam ne kii kat identification bi kii ak kii kat moom moomoon li ana lan moo tax mu def ko xëy na foofu loolu lu ñuy régler la seen diggante xëy na ak propriétaire ki moom mbir mi ak ki nga xamante ni xëy na mooy état ak ni muy réguler maanaam liggéey bi di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne itam ñooy mbokk internet yi ak téléspectateurs yi ñuy topp di leen fàttali yéen a ngi ci suñu émission plateau d'information di actualité en débat ñu doon def ab taxaw seetlu nag ci li nga xamante ni noonu lañu ko dooree démb mu tukkee ci ministre de l'urbanisation ci opération de désencombrement bi nga xam ne door na ko ni ngi démb ci guddi fii ci Ndakaaru ngir jëlee rek ci mbeddu Ndakaaru yi li nga xam ne ñoo di xott ya xotaati lañ ko mën a tudde ndax bari na ay oto yoo xam dañuy paan yàgg ci mbedd yi ay pneu yu kenn xamul ñu ngi koy gis bokk na ci li nga xam ne nag door na ko ni démb ngir wax rek maanaam du foofu lay yem ndax dina am ak waxtaan ak ñi nga xam ñooy yor parking oto yi ndax gis nañ Dakar aussi espace yu bari ay parking oto lañ fay gis naka la ñuy def ba def leen benn groupe wala def benn say boo xam ne à chaque fois xëy na ku soxla oto wala nga bëgg a louer oto di nga xam fa ngay dem ngir fekk leen fa du doon maanaam noo xam ne noonu la ñuy occuper espace public bi de même que les mécaniciens espace mécanique yi ku ne gis na ko ni ñu baree Dakar te ay espace public la ñuy occuper de même que ñi nga xamante ni ñoo di jaaykat yi pour dire que ku ci ne rek am na benn wàll am na benn rôle boo war a jouer ci loolu naka la état fas yéene collaborer ak yow ba nga mën cee gis sa bopp état it mën ci gis boppam ba kenn du gàllankooru ci xëy na liggéey bi nga xamante ni door nañu ko mu tukkee ci son excellence monsieur Macky Sall di wax rek ci opération de désencombrement bi la ñu nekkoon di def ab taxaw seetlu xam naa Abdel dañuy duggaat ci beneen ponk bi waxoon ci lu soxal li nga xamante ni mooy usage de l'alcool par les jeunes ndax chez les jeunes gis nañ ni ndaw ñi it ñu ngi utiliser alcool ci anam bu nga xamante ni kenn xamul nu mu doon ba ñu dem sax bay wax ni maanaam dafa dem ba accessible bay jar ñaar fukki dërëm pour dire que loolu aussi des na def taxaw seetlu ndax bokk na sax ci ay xayma yu ñu joxe ñu ne am na sax ndaw yoo xamante ni jot nañu faatu ana lan moo leen faat muy usage boobu nga xamante ni noonee nga xamante ni noonee la ñuy jëfandikoo jamono yi tey li nga xamante ni moo di alcool li nga xamante ni moo di sàngara pour dire qu'il est temps nag wax dëgg yàlla ñu def ay taxaw seetlu ci loolu gën a ñaaxaat way juri waaye ñaaxaat ndaw ñi ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ni ci la ñuy dugg ak te itam ana bon rôle la état war a mën a jël ci loolu parce que yaakaar na am loo xam ne bu amee am na taxawaay bu nga xamante ni gouvernement bu Sénégal war na ko mën a jël mettre en place ay garde-fous yoo xamante ni xëy na doo am accès ci loolu waaye ana ñan ñoo koy fournir tamit ñëw ni ana ñan ñooy liggéey loolu tamit ba ñu war leen a mën a bàyyi ndaw yi di ci am accès ba di ko jëfandikoo ci anam bu ni mel di jaajëfal bu baax Pape Diaw macha allah ñu ngi koy ziar bu baax a baax ci commentaire yi itam gis nañ ko ak ndongal Serigne Sam ak képp koo xamante ni yaa ngi ñuy topp ku ci mel ne sëñ Abdou Khadir Dieng ñu ngi koy jaajëfal ñoom Bàcc Fay waa Kidira ñu ngi ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp Abdel ñu daal di def ab taxaw seetlu itam ci li nga xam ne mooy usage de l'alcool bi ana ba jàngat nga ci am li nga xamante ni ndaw ñi songee nañu ko alcool waaye soobu nañu lool ci jëfandikoo li nga xamante ni moo di alcool surtout ni mu accessible bu demee bay jar ñaar fukk aussi. waaw xam nga c'est déplorable xam nga nee nga ndaw ñi moom dañuy chaque fois di bëgg expérimenter ay mbir yoo xam ne peut-être que dafa romb seen âge ah du ci mbiru alcool rek mais yeneen mbir yëpp nga xam ne ay bu ñu waxagul sax ne alcool dafa araam lépp yi nga xam ne ay mbir yoo xam ne en général dafay nekk mbiru mag ñoom ndaw yi dañ koy bëgg di expérimenter bi ñu nekkee xale malheureusement nag dafa nekk côté boo xam ne déjà l'islam dafa araamal maanaam sàngara ak lépp li nga xam ne ay ñoolu la benn déjà loolu pour que xale yi comprendre ko il faudra que ñu delluwaat ci njàngale bi bu baax il faut ñu daal di leen delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala bu baax a baax pour ñu mën a comprendre que ni alcool dafa araam du foowukaay du loo xam ne da nga ko war a ñeme du démb wax naa ne gaz du xarit mais sàngara non plus du xarit bu fekkee ne sax du li ko yàlla subhanahu wa taala tere dafa nekk mbir moo xam ne dafa lay yàqal sa àdduna en tant que nit c'est-à-dire li muy yàq sa biir yàq sa dund dafa kéemaane muy benn boobu mooy sàngara boo xam ne baax na mais sàngara bi nga xam ne dañ koy jaay ci jakarta yi xam sàngara boobu dafa nekk alcool frelaté maanaam alcool boo xam ne dafa yàqu dafa dem
dem ba date de consommation bi jeex ca la ñu ko jël di ko jaay di ko def ci ay sachet pour mën ko écouler parce que dafa mel ni comme rek par exemple bonbon boo xam ne date de péremption bi dafa passé wala garab goo xam ne médicament boo xam ne date de péremption bi dafa dépassé ñu daal di koy emballé waat tegaat ko ci ay mbuus yu bees tax daal di koy proposé ci ay anam yu gën a moins cher yu gën a abordable noonu la fa Jakarta bi demee donc ak alcool frelaté la maanaam ci consommation sax association de consommateurs yi ñoom ñoo waroon njëkk jug sax ci mbir moom parce que nag déjà bu dee da ngay jaay au moins même waxuma sax aram bi wala ñàkk aram bi mais déjà njaay mi sax dafa jéggi loi parce que nekkatul sur nekk hors la loi la c'est-à-dire parce que dafa jël produit ñi koy jaay dañoo jël produit boo xam ne baaxul ñu koy proposer nit ñi loolu muy benn point. Deuxième point muy abordabilité bi c'est-à-dire ni mu yombee pour jënd maanaam ay 100 francs ki 200 francs loolu boo ko proposé rek jàppal ne vraiment yaa ngi attirer frange de la population boo xam ne au départ amuñu woon accès ci alcool bi maanaam sàngara daawul toll foofu mais bu demee ba toll foofu ça veut dire que am na beneen cible boo bëgg atteindre maanaam beneen clientèle boo bëgg attirer te clientèle boobu maanaam mooy xale yi nga xam ne seen i doole mateewul maanaam yoruñu xaalis boo xam ne mën nañ ko jëfandikoo lu dul ay weccit donc ci weccit yooyu la gars yi jël di ne xaalis ñu def ay stratégie pour attirer xale yi ci mbir moomu bu doon njaay bu baax sax déjà bu doon njaay moo xam ne kenn terewu ko sax déjà problème la parce que dafa frelaté mais bu fekkee ne daf ci teg encore mu nekk produit boo xam ne dafa. lan la ñuy tere njaay man. bu doon xanaa yow joxoo ma na bu baax bi dama ne alcool. alcool déjà alcool bu doon dañu ne alcool dagat na. pour consommer déjà loolu sax déjà c'est dangereux bu doon dañu ne alcool c'est autorisé par l'islam déjà que di ko jël di ko def ci ay sachets abordables sax déjà c'est déjà dangereux mais en plus de li mu araam dafa nekk ay produits yoo xam ne dafa frelaté dafa yàqu déjà muy ñaari délit yoo xam ne ñu koy def ñu koy liggéey ñu koy jaay ñu ngi def délit boo xam ne dañoo di jël produit boo xam ne l'islam da koy tere ñu koy proposer ndaw ñi deuxième délit mu nekk ay produit boo xam ne dafa frelaté maanaam dafa yàqu ñu koy proposé muy ñaari délit yoo xam ne ñu ngi koy def te mu nekk loo xam ne ñu ngi koy seetaan te lu tax ñu koy seetaan au nom de quoi nit ñi di seetaan mbir moomu di law ba toll fii ba nga xam ne ay xale ñu ngi ciy loru ba ñuy naan am na ñoo xam ne faatu nañ ci ndaxte nag alcool frelaté bu fekkee ne da nga koy jëfandikoo da lay indi la anémie sévère da lay yàq quoi déjà alcool bu baax sax da lay yàq astama bi nga xam ne dafa yàqu ba pare donc mu nekk problème bu yéeme bu doy waar lu tax nag xale yi ñamee alcool tamit c'est une question à se poser nee naa sànq xale yi en général dafay expérimenter dafay jéem laal loo xam ne dañ ko koy tere wala loo xam ne en général mag yi ñoo koy faral def xale yi dañ koy jéem essayer tamit jéem a xool naka lay mel yooyu tamit danger donc mu indi problème mu information communication comme chaque fois parce que bu fekkee ne dañoo toog di seetaan rek tamit du régler mbir mi bu fekkee ne ñu yuuxu rek naan laay kawteef tamit du régler mbir mi il faut que ñu am lu ñu ci jugee il faut que ñu am ay mesures yu ñu ci jugee mesures yi déjà mooy interdire cette vente deuxième mesure mooy même bu ñu interdire vente bi am na yeneen alcool yu fi nekk mooy yu nga xam ne moom moo gën a cher te ñu mesure boobu mooy conscientiser la jeunesse mooy maanaam xale yi que ne sàngara baaxul bu ñu ko tàyyi di wax tout le temps donc loolu il faut ñu mu nekk suñu sacerdoce ñun ñi nga xam ne peut-être ñun ñoo leen jiitu ci àdduna di leen wax ne sàngara baaxul daganul te dina la yàqal loo xam ne vraiment boo ko xamoon doo ci sax jéem a dugg c'est vrai que nag commerce bu prolifique la dafa neex a jaay comme maanaam dafa yomb jaay maanaam ci produit yi nga xam ne dafa gën a neex a écoulé ci la bokk commerçant yi yenn saa dañuy jëndi marchandise ñëw teg ko fa dañ fa def 3 4 5 mois 6 mois balaa muy écoulé tout le stock mais sangara dafa nekk mbiru seytaane la déjà donc dafay yomb jaay day gaaw a attirer nit ñi loolu moo tax peut-être nit ñi di ci demee nii mais lu mu neex a neex ci jaay amal conscience que ne yaa ngi yàq dëkk bi yow mi koy jaay yow mi jaay sangara ou 100 francs
ki 200 amal conscience que ne yaa ngi yàq dëkk bi te amal conscience que ne di nga. ma posé la benn question. di nga kii commercialiser mooy yàq dëkk bi wala ki autorisé ñuy commercialiser mooy yàq dëkk bi. pour commencer ci jël xaalisam di xalaat investir ci produit bu mel noonu déjà moom mooy le premier responsable. moom moo njëkk a yàq dëkk bi ki la bàyyi nga investir na yàq dëkk bi moo njëkk a yàq dëkk bi. ki la bàyyi ni la yow kat mën ngaa def lii moo njëkk a yàq dëkk bi laataa ngaa am fitu def loolu. est-ce que xoolal li may. xam naa li nga wax. xam nga fi may waxee pour dire que ki nu war a gaalu tuuma mooy ki nga xamante ni mooy état bu Sénégal moo régulé wu li nga xamante ni mooy marché bi parce que présentement fii rek nga jël exemple comme à Dakar ñaata bërëb ngay romb ñuy jaay li nga xamante ni mooy sàngara bi xam nga dañoo gis accessibilité wu sàngara par rapport ak li nu duppee Jakarta ni 100 francs lay jar nangam na parce que ñunu wax ñi ñoom ñoo koy fabriqué parce que ñoom tamit génn nañu wax ci presse bi ni du ñoom ñooy jox maanaam ñoo jël mbir mi pour mu accessible alors que dafa am ñeneen ñoo xam ne ñooy ñëw di ko jël di ko utiliser à d'autres fins mais du ñoom ñooy livrer maanaam li nga xamante ni moo di produit bi pour dire que maanaam day nekk mbir moo xamante ni xam am ñoo xam dañuy ñëw jënd benn bouteille dem dafa am ñoo xam dañuy jël bouteille ba di ko détail ay xale maanaam di leen ko détail njëgu 100 francs njëgu 200 njëgu 300 xam nga loolu tamit bu fekkee moo tax ma ne instant bi ki la permettre ngay jaay mbir mi moo njëkk a yàq dëkk bi laataa sax yow nga koy jaay comme jox na la droit ne mën ngaa jaay kon kay ki la jox droit mën ngaa jaay kooku njëkk a tojum réew laataa yow ngay jaay sax faf pour dire que état ci boppam moom moo tojum réew moom moo war a non sérieux qu'on se dise la vérité état ci boppam moo toj réew mi ndax toj réew mi weesootu daal di légal parce que tey yow am nga fitu dem ci baaru jàmbur wala dara nga naan da nga ko fiy dégager parce que maanaam mi ngi yàqale déedéet parce que ñoom ci seen ay droit la ñu nekk ci seen ay këyit la ñu wax état moo leen fi baax xam nga loolu pour dire que maanaam saafara bi ci war ñaar ñi ñu la war ki nga xam ne mooy état bu Sénégal ni mu légaliser mbir mais aussi ki nga xamante ni tey moo di waajur bi pour dire que dañu toll ci société boo xam nekk au 21e siècle qu'on se dise la vérité xale yi wow nañ bët ndaw ñi wow nañ bët am nañ fit loolu ku ne xam na ko comme nag suñ borom bi bu ñu nattoo ba ñu tolloog jamonoy wow bët am fit nga yor njaboot da nga koy yar yiir ko di waxtaanam ak di am benn veille par rapport ak ki nga xamante mooy sa njaboot da ngay nekk yow bi gën a pire mooy da ngay gis waajur boo xam day gis doomam ci kër muy tëlëf tëlëfi du xam sax li muy tëlëf tëlëfi lu mu doon xamul dafa naan xamul dafa tox xamul dara moom yoonam nekku ci pour dire que am na veille bi war diggante waajur bi mais aussi état am benn liggéey bu rëy rëy bu war a mën a liggéey ci parce que état rek moo ci mën a jug amul keneen ku ci mën a jug donte say waajur yaruñu la waaye boo amul accès ci produit bi di nga yàqi sa bopp feneen ci lu dul alcool qu'on se dise la vérité mais dëkk bi amul fooy génn wala fooy tourner te gisoo maanaam alcool bi nekk lu accessible da ngay romb sax léeg-léeg benn bërëb nga gis xolal ku xam day dugg di nëbbatu yor ay bouteilles yor ay mbuus te leen kii lii muy def nii xam nga bëggul nit ñi xam ko mi ngi nëbbatu parce que li muy def xam na ni baaxul bëggul ku ko ci fekk diine mayu ko benn bu ko ci nit ñi fekkee société bi am na nuñ ko war a mën a xoole te ba pare mi ngi yàq xaalisam ci loo xamante ni amul benn fin lan la koy jural ay gàllankoor loolu aussi pour dire ki ci war a gën a mën a bay waar war ci indi liggéey bu saafara mooy état bu Sénégal manière bi muy réguler li nga xamante ni mooy distribution bi mais aussi ñi nga xamante ni jox na leen autorité ngir ñu toog di jaay mbir mi ana ban anam lan koy jaay ana kan lan koy jaay parce que nag ku ci nekk nag tu es libre say actes yi ngay posé yow la engagé yow mi koy consommé it yow la engagé aussi kenn mënul ne doo ko consommé parce que tey saako maa ngi koy wax tey ñi nga xamante ni ñoo fi ëpp da ngay gis ñoo xamante ni tey buñ la nee ñii dañuy consommé alcool nga ni déedéet te moo ne tëlafuñu ci mbedd yi oto yi rafet la ñuy dawal di sol jasineer yor iPhone qu'on se dise la vérité. dañoo yem ndaw ñi rek. non mais c'est-à-dire ndaw yi ñëw ci ndaw yi la dangereux ci ñooñu noonu VIP yi moom amuñu problème parce que ñoom dañuy consommer alcool frelaté boo déggee kay danger am mooy alcool bi nga xam ne maanaam. sangara xam nga fan la pire waxuma la ñi nga xamante ni sax xam nga fan la pire qu'on se dise la vérité xam nga tey kii utiliser bu 100 francs bi. il aspire bu fekkee mi ngi fréquenté koo xam ne magum jëmm la wala mu ci teg ba il aspire kooku mi ngi ñaan yàlla dem ba toll yow di jënd bi ngay jënd di ko utiliser na ko def 2-3 ans dootul aspirer à rien du tout qu'à l'hôpital loolu moom man maa la ko wax bu dee da ngay jëfandikoo nekk ndaw di jëfandikoo alcool 100 francs ñetti at laa la may bu dee bëri na sax déjà ñetti at yi tu n'aspireras à rien du tout maa wax la ko léegi mu indi beneen débat wu laïcité suñu dëkk maanaam dañu nekk ay 95% de musulmans mais ci biir état laïque lañu nekk te laïcité maanaam dafa am nu muy tëddee nit ñi am nañ droit defee nu leen neexee nit ñi am nañ droit par exemple jaay sàngara
te dara du leen ci fekk parce que nag laïcité dafa am loo xam ne daf ko ëmb mu indi débat wu laïcité mu nekk débat boo xam ne peut-être duñ ko aborder tey ci émission bi parce que dafay yaatu trop nga dema sànq état bi dafa war a régulariser le commerce njaayum alcool bi maanaam mais est-ce que alcool bi rek moom mooy problème par exemple boo xoolee ci am na société buy proposer ay jeux maanaam ay gagnant perte mais boo xoolee xale yi dañ ci dem tamit ak doole te pourtant dañuy ñoom ci seen i kiosque dañ ci def interdit au moins de 18 ans te pourtant xale yaa ngi ci dem bu baax est-ce que régulariser am na foofu te pourtant xale yi waruñu cee dem war nañoo surveiller xale yi de telle sorte que duñ dem te pourtant ñu ngi ciy dem donc comme jeu yooyu ñu ngi ciy dem au vu et au su de tout le monde parce que boo demee tey ci benn cantine xale yi dañ fay dajaloo da nga naan waa lii lan moo xew xanaa match moo am wala leneen moo am mais xale yi yëpp dañuy jouer ci jeu yooyu donc alcool bi également ni ñuy demee ci mbir yooyu xam ne état ni kiy seetaan noonu la xale yi demee ci alcool ak ci yeneen i mbir yoo xam ne tamit chicha beeg comme ni nga ko waxee yeneen mbir yoo xam ne peut-être mën nañu ko tere xale yi te pourtant xale yi ñu ciy dem ak doole te ñoom ñooy les premiers clients ñoom ñooy clients yi gën a fidèle ci mbir yooyu noonu donc problème bi du alcool bi rek te problème bi est-ce que état mën na ci dara comme laïcité la ñuy wax ci mim réew c'est ça mon problème. mais mën na ci dara actuellement rek état amul leen lu mënta war a mën a saafara lu mu bëgg a saafara mi ngi koy saafara. donc am na tey non effectivement voilà mi ngi noonu. pourquoi pas amuñu droit changer loi tey yow Abdel la ñu nekk c'est ça le problème. constitution moo ne. état laïque lañu ne. mais état laïque la ñu ne loolu weddiwuma ko mais état buy xaatim ak tey ki bëgg a mettre en place boîte boo xam day jaay ay alcool mais war na mën a wax ak moom lu leer. loolu bokkul ci li nga xamante ni dañ ko war a mën a régulariser. wala li mu wax sànq société bi di jaay ay jeux société d'état la société boo xam ne état bi moo ko moom wala am na ci wàllu wu rëy waaye ñu ngi seetaan xale yi ñi ci yàq seen bopp ñoom waxuñu ci loolu nga bëgg ñu wax ci loo xam ne peut-être que dañoo joxe ay accord rek joxe ko balaa ngay nu mu tudd sax. balaa ngay bale buntu këru jàmbur kay bale sa buntu kër ba pare. xam nga waxuñu waxi jeu instant waxi alcool la ñuy wax. état naka la ko war a mën a danger moo gënul grave wuy ma parce que boo tàmmee xaalis bu yomb boo amee habitude de l'argent facile donc c'est la mère de tous les vices xaalis bu yomb moo lay yóbbu ci yeneen yëpp c'est ça le problème. pare nga. duma mës a pare ci xale yi. pare ko. déedéet. yow yàlla. non pare naa ci mbir ma waaye du ma posé kon mën naa jël te du ma jug ci di ko wax te dama koy répété. état amul lu mënti saafara ci cadre alcool la ñooy usage bi nga xamante ni moom la ko ndaw ñi di utiliser pour dire que état war na mettre en place loo xamante ni dina réguler commercialisation li nga xamante ni moo di vente alcool bi mais amul régularisation kon xale yi dinañ ci am accès di ko utiliser à 100 francs di ndëbbatu di dugg si biti di ko jëndee 200 300. sax nee nga ñi koy def dañuy jënd ay revendeurs lañ nekk yaa ngi dégg dañoo jël loo xam waxuma la revendeur de am na ñoo xam dañuy ñëw yor 200 300 ñu jaay leen ko defal leen si mbuus wala bouteille bu ndaw ñu dem man maa ko gis kenn nettaliwu ma non man dama koy gis man xam nga man li may wax waxuma loo xam inventé wu ma créé wu ma créé li may wax dama koy gis à chaque fois parce que ku ci ne chaque jour su may xëy na dinaa romb bërëb boo xam ne noonu la mel amul leen loo xamante ni war na ko mën a weddi xëy na man maa ngi romb bërëb boo xam ne noonu lañ koy commercialiser ma koy gis sama bët pour dire que loolu wax dëgg yàlla war nañ ci mën a jël ay saafara état mënul toog rek parce que dañu ne si pays laïque au nom de quoi au nom de la laïcité justement waaw yow tegoo ko fenn Abdel d'accord maa yow mën naa inventé laïcité au nom de la laïcité moom bu dee au nom de la laïcité la état war a mën a seetaane jeunesse bi di utiliser alcool comme ça kon donc y a problème kon ñun amuñu ay njiit mais laïcité du moom moo tax. laïcité déglu ma laïcité moom moo tax ay jànq yoo xam ne dañu jaay seen bopp am carte boo xam ne dañu autorisé pour ñu jaay seen bopp. xam nga ni carte yaa ko wax de carte. waaw mais carte nga wax ki am carte xam nga kooku xam nga kii def loolu elle est habilitée à le faire parce que dëppoo na ci norme yi nga koy permettre. mu di ko def également am na autorisation jaay baar. effectivement kooku di jaay baar na dafa am noo xamante ni noonu la war a mën a jaay Abdel loolu laa lay xoolal comprendre li may expliquer. waaw lan mooy dafa mel ne yow déggoo ma jaay rek. jaay kay jaay la ñu koy jaay ba sax déjà moom la ñu war a xoolaat bu baax mais malheureusement nag bu ñu la jox autorisation jaay moom am nga droit jaay nu mu la neexee waaw. ki la jox autorisation jaay dafa am anam yoo war a jaay foofu laay waxee dafa mel ne yow comprendre ma Abdel. ba tey tu n'as pas compris ma question. anam yi weesuwul tijji benn heure tëj benn heure. gis nga ne ñuy tëj heure ak ubbi heure yow. am na sa ana ban heure la ñuy tëj am na heure ñu leen jox. est-ce que respecté nañ heure yi.
loolu muy beneen problème. waaw mi ngi noonu moo tax mel ne lépp loo gis ci norme lañ koy teg jox naa la autorisation nga jaay naa mais ci ban anam nga koy jaay da nga war a ubbi 8h bu 11h nga tëj mais ñàkk veille ak ñàkk régulation moo waral ngay tëj ubbi 7h di tëj ay 3h du matin mooy li ma la wax rek ñàkk veille boobu moo tax ndaw yi tey ñuy am ci accès nekk xëy na à l'insu de leurs parents ñuy dem di def yenn actes pour dire que amul état lu mu mënta saafara Abdel c'est ça le problème état même amul leen loo xam ne war na ko ñàkk mën a saafara même bu dee ci pays laïque la ne pays laïque bu ñu ne ku ci ne dañuy respecter sa ay droits respecter sa religion respecter li nga xamante ni mooy sa gëngëm parce que am na acte bu nga xam ne nit ki daf koy def ça n'engage que lui loolu doo ci dugg mais am na loo xam ne ñëpp ñoo ko bokkandoo am na loo xamante état la warul seetaan jeunesse am di pervertir par lan parce que autorisé na ñenn ñuy installer wu di consommer yenn wala di distribuer yenn wala di commercialiser yenn c'est ça le problème. bi autorisation amee ba léegi ca la affaire yi daal di yàqu. autorisation point moom taxul ñuy wax lépp luy autorisé ni rek ak lépp lu amul norme baaxut. lépp loo gis rek dafa am fu ñu koy teg dafa am ay normes quand même dafa war a respecter ay normes c'est ça. bu fekkee dañu mettre en place ay mbir te respecté wul benn norme moom saa waay bu yeboo ñu dem suñuy bagage te wuti fu ñu dëkk feneen. norme daal weesul autorisation. bien visée par l'administration loolu kese moom mooy norme yi donc bu fekkee ne état bi dafa comment dire administration dafa teg ay normes yow nga ñëw remplir toutes les conditions bu ñu la joxee sa këyit nag waaw léegi droit de regard bi peut-être que du yow yaa ko war a def peut-être que yow sànq tudd nga parents yi donc foofu la coow li nekk foofu la mbir mi nekk c'est-à-dire. État bi mënul topp ci ginnaaw xale yi di leen dàq naan leen def leen dugg leen fii bu leen dugg fii ñun ñi parents yi ñun ñoo war a am suñu mëtu bopp c'est-à-dire suñu farlu bopp ba de telle sorte que suñu doom duñu yàqu ci mbir yooyu mais defe naa ne bu ñu toogee di xaar état pour mu régulariser la vente njaayum alcool wala autorisation yi ñuy jox jànq yi ñuy def lu neex wala yeneen mbir yi ma tudd sànq maanaam jeu yi nga xam ne ay jeu ay jeu gagne perte la ay jeu carte la te xale yi di ko def dem ci bu baax tamit buñ naree xaar état danañ toog di xaar ba noor fi ba nawet fi te du ma gis ne état mooy joxe solution parce que defe naa ne buñ ko naroon def booba léegi def nañ ko yàgg na problème bi yàgg na peut-être que léegi lañ ciy soog a wax mais yàgg na nekk loo xam ne dafa accessible à la jeunesse maanaam jeux yi maanaam prostitution maanaam sàngara si wala ak leneen. malheureusement c'est ça le problème bu dee état rek la ñuy xaar sànq yow dafa mel da nga maa fekk ci sax xam nga sànq yaa ngi naan ministre de l'urbanisation jël na dogal léegi nañu ñu rafet njort mais malheureusement nag yàgg nañu fi gis ay mesures yoo xam ne day tëb nekk bëreet après mooy loolu même bu ñu jëloon ay mesures tamit 2-3 mois nga gis mu daal di changer malheureusement. yàlla nañu yàlla musal ci loolu di jaajëfalaat bu baax ñu ñuy topp mbokk téléspectateurs yeeg internet yi di leen wax ñu ngi ñuy topp ci li nga xam ne moo di actualité en débat ñu defoon taxaw seetlu ci opération de désencombrement bi yemoon itam nag ci li nga xamante ni noonu la ndaw ñi di jëfandikoo li nga xam ne moo di sàngara si muy usage de l'alcool xam naa rek dañ koy jeexale léegi ndax waxtu bi dafa mel daf ñu xaw a xocc muy dundinu ñi nga xam ne ñoo di albinos yi ñu gën koo xam ci puune mu mel ne dafa am benn situation boo xam ne ñu ngi koy dund ci biir société bi ndax buñ demee ba wax ne 98% des albinos maanaam ay analphabètes lañ ay illettrés lañ maanaam ñoo amuñu accès à l'éducation donc y a problème parce que ay nit lañu comme ñun ñu amee droit à l'éducation ni ko état bu Sénégal di assurer ñeneen ñi yaakaar naa noonu la leen ko war a assurer pour dire qu'il est temps ñu revoir at li nga xamante ni mooy di seeni situation fi nga xamante ni rek moo di Sénégal ban taxaw seetlu nga ciy def Abdel Malick ci tënk. waaw maanaam feebaru albinos du feebar boo xam ne dafa nekk feebar boo xam ne dafay tax nit ki yàlla dogal ci moom que mu mel noonu moo day tax nga yow en tant que personne en tant que société nga war ko pousse na le ci xelu sénégalais ci xelu africain sax en général nit bu melee noonu dañ koy daal di isolé parce que dañuy ci seen i gëm-gëm bu yàgg ba balaa l'islam di ñëw ak balaa diine chrétien di ñëw albinos yi maanaam dañ leen doon xoolee comme ay doomu jinne wala ay mbir yu mel noonu daal maanaam dañ leen doon éloigné maanaam mettre au banc de la société ba nga xam ne doomu ñu leen considérer comme ay nit loolu nag
nag daf fay des ba léegi maanaam esprit boobu daf fay des ba léegi moo tax it pour ñu am avantage comme yeneen nit ñi ni am ay avantage dina xaw a doy waar trop léegi nag peut-être que conscience yi changé na te ñoom sax déjà ñoom albinos yi seen bopp dañuy fexe di dajaloo en association di yee nit ñi ci mbir yu bëri déjà donc mu nekk loo xam ne peut-être que à la longue à terme dina tax ba nit ñi am benn regard ci puune yi nekk ci Sénégal en particulier ak yi nekk ci Afrique en général. nga jàpp ni ban taxawaay la état war a mën a def aussi tamit ñu intégrer système éducatif bi. oui bàyyi ma état yow nga yaakaar ne état dafi nekk pour faj problème yi jàpp naa ne état ci boppam la fi nekkal donc ñun ñii suñu bopp en tant que citoyen ñun ñoo war a am non je te promets bu dee 60 ans la ñu amuñu 10 ans c'est-à-dire état boo xam ne xaar ci ay mbir yoo xam ne mooy loolu tamit ça réglera jamais un problème suma état yow ñaata yoon la ñu fa état bi ñu commencé actualité en débat ba léegi beaucoup de fois état à chaque fois lañu naan état war na def nii. mais jàpp nga ni am na lu état war a mën a def pour gën a améliorer seen condition de vie parce que bu nekk 98% des albinos. waaw ay analphabètes lañ pour dire que maanaam presque kenn jàngu ci. donc y a problème. c'est la faute à qui c'est la faute à c'est pas la faute à l'état état newul bu albinos dugg école état newul bu albinos jàngi. yow en tant que parent peut-être yow yaay am benn recul boo am que mu nekk albinos que mu nekk enfant handicapé que mu nekk beneen feebar boo xam ne dal na sa doom yow yaa koy bëgg nëbb wala nga bañ ko ñemee yóbbu ci nit ñi wala nga bañ ko. parce que xamal tax may la xamal loolu moo tax may la état am na ci part de responsabilité dans sa globalité. am na ci état ndax tey déjà am na boo soulevé boo xamante ni lool c'est par rapport xëy na ak parents yi ndax parents yi bu ñu gisee ni des fois dañuy am doom mu nekk albinos duñ ko nangu yóbbu parce que waxuma la sax kersa yi dafa am lu nga xamante ni noonu la ñuy xoolee albinos yi parce que li ñu njëkk a suggéré comme exemple mooy surtout bu ñu nekkee ci période li nga xamante ni moo di ay élection maanaam albinos yi dañ leen teg gët parce que gis nañ ni Sénégal nit ñi dañu gëm affaire bu xaaba ay affaire sëriñ pour dire que nangamu albinos soo ko amee di nga am lii soo faatee albinos di nga am lii wala boo àndee ak albinos di nga am lii tellement tey bëggatuñu bàyyi seen ay descendants seen ay doom ñuy génn ci biti xëy na di dem naan ña ngay jàngi par rapport ak état dans sa globalité parce que ku ne albinos xam ne dafa am problème mu peau. dafa am problème mu peau dafa am problème mu peau boobu mu am na xam nga ay difficulté xam nga am nañu ay difficulté pour am accès à l'éducation di dem di jàngi ku ne xam na ni dem jàngi xam nga déjà xam nga booy gën di jàngi ci naaj bi ngay gënee dem jàngi pour dire que tamit même bu dee état subventionné parce que subvention de l'état par rapport ak yeneen dëkk yi dañuy wax ne c'est à 500 000 francs kese la état subventionné ñi nga xamante ni ñooy kuréelu albinos yi parce que am na benn crème bi nga yow xam nga crème bi ñuy def seen yaram pour protéger ñaata lay jar nga foog yow. non dafa cher traitement c'est à 45 000 francs il faut que état di leen subventionné par rapport ak loolu mën a protéger seen peau pour mën a dem ci école yi di jàngi de deux par rapport ak li nga xamante ni xëy na déjà am na ñuy problème vision aussi pour dugg ci classe yi li ñu joxee comme alibi imagine toi système éducatif bu Sénégal gis na ni classe boo dem tey élèves ya ña nga toll 50 60 imagine toi tey ki nga xam ne mooy jàngalekat bi ku am 60 élèves nan ngay jëlee sa yitte yëpp di ko def ci benn albinos boo xamante ne am na problème vision pour gis xëy na li nekk ci tableau bi mu war ko mën a lire comme ay moroomam yi nekk ci biir classe pour dire que état foofu la amee travail comment xëy na mu assister ki nga xamante ni albinos la par rapport ak produit yi koy permettre xëy na mën a vaquer à ses préoccupations xëy na mën a quitter këram dem jàngi ci anam bi nga xamante ni anam bu gën lay doon parce que aussi nekk na problème boo xam ne ñu koy ki nga xam ne produit solaire bi nga war a utiliser crème bi mi ngi jar 45 000 francs mais c'est loolu dafa cher surtout koo xamante ni 500 000 donc la subventionné 500 000 francs. waaw mais mu indiwaat pour xam nga temps yii passé ñu doon wax les insuffisants réseaux wax nañu état war nañu ci jàpp village yi da ngay wax ba suba tamit mooy loolu tamit le problème restera tout à fait entier fii ba gannaaw suba ba booy wax ne état war nañu ci jàpp tamit dina nekk ay wax yoo xam ne dafay wax rek daal di fayaat pënd bu pënd bu wëree tamit état doo ko mës a gis ci mbir moomu malheureusement te donc. lan mooy solution bi est-ce que peut-être ci système scolaire. parce que ñoom dañoo am ay problème accès santé accès éducation accès yooyu problème yëpp dañ ko am da ngay xool d'habitude les albinos dañuy dund problème mu cancer.
mais bien sûr parce que seen peau dafa sensible seen peau sensible te li mu leen di coûter pour traitement ay millions la leen di coûter ay 3 millions virgule nangam la leen di coûter pour ñu mën a am ay pour ñu mën a faju loolu tamit problème la pour dire que état dans sa globalité am na benn assistance bu mu war a amal par rapport ak ñoom revoir ak ñi nga xam ne mooy seen condition de vie parce que albinos yi ku ne xam na ni bariwuñu au Sénégal nekkuñu nombre bu ëpp boo xamante ni tey état waru leen a mën a assister à ce point quand même pour se dire la vérité ni albinos bi nekkee ci société bi ma nekkee ko ci société bi nga nekkee ci société bi li war état ci yow noonu la waree état ci ki nga xamante ni moo di albinos yi bëriwuñu mais insuffisant rénaux yi tamit bëriwuñu bi ngeen di compter donc yeneen problème yaa ngi fi bu ñoom bu fekkee ne dañoo assister insuffisant rénaux yi kay ñoo ëpp nag saa waay da defoo statistique kat ba xam ne ñeen ñoo ëpp est-ce que yow xool nga xayma yi non mais xam naa ne waru insuffisance rénaux yi sont plus de 10 000 mais alors que les albinos sont à 10 000 individus effectivement parce que c'est ce que j'ai dit non ce n'est pas le même nombre les insuffisances rénaux sont plus nombreux que les albinos xanaa waxoo ñaar 10 000 léegi nii non je n'ai pas de 10 000. D'accord ba tey waaw toujours yow del def recherche Abdel bu ma rey ko du bari tout le problème non du problème recherche mais problème logique del def xayba yow bi ngay woo état boobu ba léegi yow bu sa dégg état dina arrangé naa problème bi wala mais xam nga du question état arrangé wul ñun duñu wax suñu rôle xam nga lan la wax li ñu warloo ak état ak ci lu mu mënti doon muy neex dañ koy wax muy metti dañ koy wax que mu def moo xam que mu ñàkk def moo xam c'est ça le problème ñu bàyyi waaye la nga tàggatoo wax dëgg xoj nañu trop réalisateur rek may dóor waaw c'est clair waaw mu nga ate ñi ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp bu baax a baax problème bi bëri na ba nga xam ne def naa ne bu dee état rek dañuy xaar waaw yow toogal xaar di état xëy yàlla baax na man de xaaruma état waaye micro bii ma yor di wax ca laa nar a wax ba ni saa yi wax leen li ma leen war a wax solution peut-être la ñuy wut quoi mais pas état man je pense que le mieux c'est de trouver une solution yoo xam ne yow mën ngaa trouver solution sans état yow tu as les moyens non pas les moyens. Voilà. Problème imagination rek la problème mu adaptation à un problème donné ah mais fekkee na ngay toog di xaar état franchement di nga sonn franchement bu fekkee ne yow par exemple amoo liggéey nga ne état laay xaar ba mu wutal ma liggéey te am nga peut-être ay idées yoo xam ne mën nga ko def pour am sa liggéeyu bopp donc toogal di xaar état dégg nga mieux vaut nga créer sa entreprise bopp wala nga créer sa liggéeyu bopp donc foofu rek laay waxee innovation mën na am esprit mën na am beneen affaire mën na am que ñuy xaar état ci ay problèmes yooyu donc ma lay ziar soxna Fatou di ziar ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ci Mafatihul Bichri TV international actualité andi waaye incha allah taala bu suba ak jàmm maa ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm ak yendoog jàmm. jërëjëf Abdelmalik di jaajëfalaat bu baax a baax macha allah di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo ñu doon topp ginnaaw bi nga ma wax looyee ba sonn su ma nee lii nga ni ma du lii maa ngi sant suñu caméraman moom Malick Ba macha allah di jaajëfal it ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci régie ba mu di Serigne Mor Niang ak ki nga xamante ni moo di Demba Touré di leen jox rek daje ni ki ëllëg incha allah ci suñu prochain numéro de la semaine ci actualité en débat. di jotaay yéen ñi nekk biti réew te télévision Mafatihul Bichri di leen ko dégtal muy lu yees taax ngir fas yéene di ci waxtaane lépp lu soxal nekkinu dundinu jaar-jaaru ki nekk biti réew ak képp ku nga xamante ni rek biti réew soxal na la wala anam ba nga xamante ni noonee la fa doomu aadama yi di dundee ñu fas yéene di leen dalal ci plateau face aux immigrés. muy émission bu nga xamante ni ñaari ay bés yu jot ci la leen ko télévision Mafatihul Bichri di dégtal ñu leen di wax bu ko kenn uute. fii lay xewee ci Bichri TV. yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi yaa xayra dayfin asalaamaaleykum mbokki taalibe yi asalaamaaleykum mbokki jullit yi télévision Bichri TV mooy ànd ak yéen ci spécial promo Ramadan loolu mooy lan li mu wund mooy